Bonjour fidèles téléspectateurs de la Proxi TV télé bi la jege di la woon sa bopp nii la fay demee à chaque fois seen émission kaddu mbedd nag soo ko déggee dañuy waxtaan ci lépp loo xam ne actualité la fait divers ak yeneen actualité nag bu ma ko waxee lépp xel yëpp day dem ci coronavirus parce que loolu dong mooy actualité jamono juñ toll nii ñu gis ne waa Kër Massar ñu ngi dund lu metti jamono juñ toll ñu ngi jooytu amuñu wallooy ndax jàngoro bi di ñaan yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke Seydina Muhammad du ma def lu dul dugg si askan bi laaj leen nan la ñuy dundee niñ leen yëkkatee caméraman topp ma ñu dem. maa ngi nii jàkkaarloog directeur cabinet maire bu Kër Massar du ma def lu dul laaj ko lan moo tax mu yëkkati nit ñi c'est autorisé wala dañ koo def pour se faire plaisir si corona bu jàllee wala nu mu fa demee noonu. dama lay bàyyi nga nuyoo directeur maire Kër Massar naa def. asalaamaaleykum man la Zeynou Abidine Gaye directeur cabinet maire donc cette question bi du plaisir xam nga ça c'est jamais un plaisir pour def lii c'est parce que juste rek Kër Massar moo demee noonu on a eu des cas alors le préfet avec la gendarmerie et la commune de Kër Massar. ñu ñëw pour vraiment fexe ba marché bi ñu tëj ko parce que les gens sont pas conscients c'est des gens inconscients wax nañ ba sonn ñëw nañ fi ba sonn agents yi xeex nañ fi def nañ fi lu nekk alors aujourd'hui c'est la gendarmerie moo ko jël en main avec la commune de Kër Massar pour que nit ñi mën a toog seen kër par rapport ñu mën leen protéger juste pour les protéger et c'est pas quelque chose de définitif c'est juste pour un temps le temps de régler le problème du virus voilà. C'est juste que pour régler le virus parce que bu virus bi jàllee ñu gis ni Kër Massar c'est toujours l'ambiance qui se fait ici nit ñi dañuy laalante nii kenn du am oto yi duñu am fu ñu jàll bu corona bi jàllee tamit da ngeen koy appliquer ou pas. waaw bu corona bi jàllee on va réglementer parce que man je suis sûr et certain que rien ne sera plus comme avant donc corona bi. lu bon la lu baaxul la mais dina yar nit ñi aussi si yenn mesures yi d'hygiène ak comportement vous voyez su fekkoon ne gendarmerie yi ñëwuñu woon nit ñi agents yi mënuñ si dara parce que xam nga quand tu es un civil comme les autres sa moroomu civil mënoo si moom dara alors aujourd'hui il fallait que ñu renforcer la gendarmerie moom la le maire de Kër Massar je le salue en passant et que moom la ñuy sant pour que ñu def tout pour que nit ñi bañ a dend que la circulation mu fluide mais xam nga que la gendarmerie qui peut faire quelque chose aujourd'hui bi ñu amee renfort vous avez vu le travail le préfet ñëw na le sous-préfet ñëw na et ñu ngi koy nuyu aussi di ko saluer de passage que appui boobu mu am ñu am nag te ñu ko doon joytu le maire di ko yuuxu di ko joytu fu nekk wax na ko seen télé bi sax wax na ko fi tey nag c'est le fruit du travail qu'il avait déjà mené. looy ñaax askanu Kër Massar comme d'habitude. askan bi di ma leen di ñaax mooy lii c'est pas un plaisir nit ñi sonn nañ on se lève très tôt le matin à 7 heures du matin ñu ngi ci terrain bi les agents de la commune avec le maire bu ñu tëddee presque 20 heures la des fois guddi gi sax ñu ngi patrouiller avec le maire alors loolu moo leen wan ni les gens sont épuisés ils sont au bout du rouleau alors il faut que la population xam ni li ñu def nii c'est pas un gaieté de cœur c'est juste par rapport à la situation le virus amul couleur. le virus xamul ko am le virus xamul ku ñàkk amul munoo ko noyyi xamoo lu muy noyyi boo ko noyyoo xamoo ban odeur la am alors de ce fait que loolu moo war a tax population bi ñu xam ni lii ñuy def nii yëpp pour ñoom la c'est pas suñu plaisir heure bi ku sañoon yaa ngi sa bureau toog wala yaa ngi sa njaboot gi toog mais depuis 7 heures du matin on est sous le soleil ñu ngi topp nit ñi mais loolu yëpp bu ñu koy def c'est pour les prévenir que affaire bi c'est quelque chose de très sérieux nañ ko jël vraiment du sérieux c'est du sérieux nañ xam ni il faut que les gens soient conscients que c'est une situation boo xam ni c'est très grave actuellement ce qui se passe il faut que ñu rendre compte que ni l'affaire c'est vraiment du sérieux loolu rek moo tax nag l'honorable député sant nit ñi pour ñu nekk ci terrain bi ñu bañ a toog seen kër ñëpp ñu génn pour que avertir les gens loolu moo ko waral. mais tamit est-ce que yéen a ngi xalaat ñii di ñëw fii di jaay parce que ay mères de famille lañ ay pères de famille lañ parce que tey nii bu ñu ñëwul Kër Massar du ñu mën a liggéey du ñu am lu ñuy fortaatu pour yóbbu ko seen njaboot est-ce que yéen a ngi xalaat ñooñu tamit. waaw loolu xam nga boo seetloo bu baax. c'est pas le hasard que nit ñi ñëw tey parce que ku déglu les informations le président de la République son excellence Macky Sall il a réglé un petit peu le problème parce que dégg ngeen démb les mesures yu ñu jël ci courant bi ak ci ndox bi mu des dund bi aussi bu ngeen dégloo démb ci seen télé bi l'honorable depuis avant-hier nee na lañ on est organisé ba nga xam ne le sous-préfet la préfecture de Kër Massar du Niayes demandé nañu ñu daal di identifier en passant par les délégués de quartier
nombre de foyers et nombre d'habitants yu nekk ci biir foyer yi loolu yëpp boo ko gisee c'est pour dimbal bi mën na ñëw ci ñoom dégg ngeen aussi démb ci ñi nga xam ne seen loxo jotul ci ginnaaw package bi ñu teg en place ci dëwlin ci ceeb si suukar alors là ñëpp gis nañ ko information yi ñëpp jot nañ ko alors li ci desoon mooy ndox be courant bi aussi dégg nañ ko donc buñ leen toog leen seen kër am na lu ndaw loo xam ne ñu ngi leen koy indil mais nag fagaru mooy xaw ma nu ñu koy waxee en wolof moo gën faju alors de ce fait que même li ngay jaay da ngay dundal sa kër mais je pense que est-ce que li ngay jaay xaalis ba nga siy jëlee est-ce que ni nga ko tal boo amee virus bi donc c'est juste ça c'est pas un gaieté de cœur c'est pas un plaisir kenn def ko ak plaisir mais c'est juste rek dañ leen di prévenir parce que yow boo xamee danger bi te ñoom xamuñu danger bi loolu moo tax nit ñi di sonn di fatigué depuis ce matin on est là et depuis tous les jours ça fait 15 jours kenn nelawul loolu rek moo ko waral. Votre dernier mot s'il vous plaît. Mon dernier mot mooy le message du maire moom la ñuy wàcce ci kaw population bi ñu xam ne bëgg na kenn ku nekk ndimbal yegg ci sa biir kër ku ci war a jot. niñ ko partagé ni ngi si jot bu soobee suñu borom rien que pour que nit ñi toog seen kër le maire bëggul kenn ko benn feebar bëggul benn maladie dugg si biir Kër Massar loolu moo tax mu demander ses administrés la population ak ñiy liggéeyee si commune bi ñu wàcc sur le terrain bu kenn toog sa kër ba 20 heures ku nekk na nga dugg kër goo mën a dugg na nga sensibiliser nit ñi wax leen le virus est là à Kër Massar et bien là Kër Massar et nañ def attention que vraiment ça peut arriver à tout le monde ñaanuñu ko yàlla pour kenn bañ ko jot mais nag fagaru moo gën faju merci beaucoup et je vous remercie beaucoup parce que liggéey bu rafet ngeen di def yéen a ngi ñu accompagner bi nag mooy tax fi nga xam ne sunu kàddu mënu fa yegg ngeen yeggale ko fa ba sa biir kër yi en tout cas on vous remercie par le biais du maire mi ngi leen di remercier seen télé bi dimanche def na fa émission tey yéen a ngi ci terrain bi vous avez la chance aujourd'hui gis commandant gis le capitaine et le sous-préfet avec la mairie ñu ngi ci pour tas nit ñi et puis ñu ngi leen di remercier et puis yéen a ngi def seen contribution aussi merci beaucoup. Kaddu Mbedd lañu wax lépp loo xam ne actualité la fait divers man Eva dama koy waxtaanee gis nga ba tey comme directeur wax na ba pare. nit ñi tamit am nañ droit ñoom tamit ñu wax seen xalaat si li ni mel sëñ bi na nga def ak tur bi naka la. Maguette laa tudd sant Sow. Maguette ñu gis ni da ngay liggéey biir Kër Massar di daan sa doole ñu gis ni fan yi tey jii nii yëkkati nañ leen yéen ñëpp nooy dundee loolu. ah bon wax dëgg yàlla métti lu moo ko de métti lu ma nu ñu yëkkatee parce que man jaaykatu yàpp laa si biir marché bi laa nekk daanaka jaaykatu yàpp yëpp man maay seen grand frère maay seen mag maay seen njiit. bon bañ démb si ngoon la waa bureau marché bi am kenn ku si ñëw ba mu ñëwee moo avertir mu nañu bu subaa ñi nga xam te ni dañuy jaay li nga xam te ne bokkul si lu ñuy lekk jaru muy xëy mais ñi nga xam ne dañuy jaay lu ñuy lekk ñooñu mën nañu xëy si comprendre nga loolu taxoon ñun ba ñu xëyee tey ñu dem jëli suñuy yàpp ñëw indi mais yàpp nag quantité bu bëri la bëri nañ ku si nekk ñii ay moitié ñii ay devant ñii ay arrière comprendre ñii indi seen aba léegi ñu dem ba vers 10 heures parce que yàpp bi dafay naaje liggéey dafa day naaje léegi yàpp day naaje ñëw ba ñu commencé jaay premiers clients yi ñu ne na gars yi génn na ñëpp génn xam nga léegi yàpp boobu noonu ñu nar ko glacé ba kañ ba ñu laajtee man dem naa ba si monsieur le préfet man ak sama naataangoo yenn jaaykatu yàpp yi moom mu ne moom mënu si dara parce que si gouverneur la jógee ah bon man wax dëgg yàlla yàpp bi tamit bu fekkoon teeloon nañu wax duñu dem di jënd yàpp parce que mais dafa fekk ni situation oblige la loo xam ne jàngoro boo xam ne day rayaate te yow carrément bu ñaanuñu ko yàlla bu luñ dalee dañuy wàllaat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mënuñu laa bàyyi ci biir marché bi ba pare yëkkati ñeneen ñi yow tamit loo tamit c'est à revoir de. déggoo ma ne wax naa sama bëre wax laa ne lii man dama ci ànd parce que mesures yi waroon na marché waroon nañu gën a mën a teel a jël ay mesures ñi nga xam te ñoo yor wàllu sécurité marché muy ñi nga xam te agent municipal nañu mënoon nañu dugg ñi nga xam te ñooy ñëw di jënd ñu leen kii ñuy jël distance de sécurité yi comprendre kuy dugg mën a raxasu kuy génn raxasu bu ko defee kuy dugg si marché doo ko duggaale kuy génn doo ko génnaale bon loolu mesure yooyu ça fait une semaine man maa ngi ciy wax sama ay ñoo xam ne samay naataangool nañu kat waa mairie bi gisaguñu ñu ñëw kat jël yenn mesures yi parce que ñoom ñooñu gën a jege si autorités yi bu ñëwee ñu. ban message ngay lancé kii maire bi. maire bi maa ngi koy lancé ni kat ni wax dëgg yàlla marché bi nañu gën a mën a di waxtaan ak ñi nga xam te ne ñoo bokk si marché bi bon marché bi
ñii dañuy jaay soble ak ñuy jaay yàpp ak ñi nga xam ne dañuy jaay jën ku si nekk yow am nga loo xam ne arrangé na la am na loo xam ne arrangé wu la ku si nekk nag da nga war a am sa xalaat ku si nekk am nga sa xalaat am na loo xam ni yow ah balaa mesure di ñëw yow mën nga ñëw yeggee maire kat ni kat ñu war nañu defee nii ak nii ak nii bu ko defee waaw luy am rek boo parce que fu ñu toll nii d'ailleurs am na ñoo xam ne mën nañu glacé bu boo xam ne baaxul quelques jours après mu changé client yi ñëw am na ñoo xam mooy loolu mën nañu ko jaay client boobaa loolu mooy gën a metti virus bi nit mën na glacé jën wala mu glacé yàpp glacé boo xam ne baaxul ëllëg si biir ñu ne marché bi kat gars yi mën nañu ñëw joxe ordre gars yi pour ñëw jaay léegi yow nga jël li nga xam ne da nga ko glacé woon nga jaay ko fekk nu nga ko glacé baaxul mu doon lu nëbb la loo xam ne day changé nit lekk ko boobaa mu garaaw loo xam ne ni lii la ñuy daw mais bu ma sañoon dañuy jël mesure yoo xam ne mesure de sanitaire la yi nga xam ne moom la ñuy recommandé nit yi di ko moytu bu ko defee ñoo ñëw obligé ko ñii ñëw si marché bi ñu ñëw ba ñu écoulé yàpp yi ak jën yi nga xam ne jot nañ ko jënd parce que lu fi jot a nekk bëri na marché yi ñu jot a xëy jóge marché poisson indi fi jën bëri na lu fi dugg tamit si yàpp tamit bëri na bu ma sañoon nag ñoom dañuy ñëw encadré ñi nga xam ne indi nañu yàpp yeeg jën yi clients yi ñu obligé leen ñu jël mesure de sécurité 1 mètre wala 2 mètres bu ko defee kuy dugg mu raxasu kuy génn nga raxasu si comprendre bu ko defee ñi nga am ñi jar yàpp ñu jaay seen yàpp ba mu jeex ñi indi woon jën ñu kii ko parce que am na ñoo xam ñoo ngi génnee de yóbbu seen kër yi mais xamoon ban condition lañ koy glacé foofu xamoon ndax day baax wala du baax waaw baax na bu ko defee ñu jaay ko askan bi. merci beaucoup ñu ngi rafetlu say kàddu bu baax buñ naree wax fii nii yaakaar naa duñ fi jóge waaw yal na ko fi yàlla jëlee ci jàmm ak salaam waaw yàlla muccal ñu muccal mbooloo mujj la ci Sénégal yal na ko fi yàlla jëlee waaw man daal loolu laa am ci lu ma leen di wax seen liggéey rafet na kontaan naa jërëjëf waaw ba tey maa ngi nii jàkkaarloog sama benn tonton laa koy woowee du ma la woowee grand du ma la woowee papa tonton laa lay woowee tonton ñu gis ne yaa ngi nii biir marché Kër Massar di daan sa doole ñu gis ne yëkkati nañ leen yéen ñëpp à cause de coronavirus bi jamono ji noo koy dundee. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaar bu baax a baax waaw lii moom dafa nekk loo xam si ku ci yeewul dootoo yeewu quoi parce que loo xam si da nga ko doon dégg ay kilomètres Chine nga koy déggee di ko dégg France di ko dégg Italie ba dégg ko Sénégal ba xëy ñu ne mi Kër Massar kon yaakaar naa jóg jot na quoi kon nag lii ñu def ni ñun suñu ndimbal la ñun quoi buñ ko gëmee suñu ndimbal la buñ ko gëmul suñu ndimbal la parce que loo xam si buy ñëw ci doo ko gis xam nga fu mu lay jàpp fu mu lay bàyyee mbete mu yóbboole ardo ngay door a comprendre kon mieux vaut prévenir que guérir nañu gën a góorgóorlu rek lu métti nag yàggul yàlla mi ko fi indi tamit la ñuy ñaan yàlla rek mu teggal ñu ko ñaan yàlla ba kenn ku ci nekk rek delluwaat sa activité parce que ñun ñi bi ñu juddoo ak léegi-léegi mu bëgg a yàgg mais lu mel ni mësuñu arrivé kon bu ñëwee tamit dañuy gëm yàlla rek delloo lépp ci yàlla rek xam ne tamit yàlla moom ku mu nar dafay du la liggéeyloo lii nag leçon lay doon boo xam ne ci àdduna yëpp lay yee parce que ci civilisation la ñu yóbbu te civilisation moom yaakaar naa dëkk buy dox bu nekk dañ ci war a dox te fi mu nekk nii ku setul woon it set nga par force di nga xëy di raxasu di laal gel di moytu sa morom di def lépp te règlement yi nga xam si moom la corona indi. dafa mel ni yaa ngi may moytu de ndax yaa ngi may daw boobu ba léegi. waaw c'est normal parce que tamit xam nga rek loolu la président wax. mais ça ne veut pas dire que ni man. non loolu la président wax parce que man takkuma masque yow takkoo masque. mais duñu wàllante. non li ñuy daw xamuñu ko xamuñu fan la nekk quoi. xeebul yaay xeebul bàyyi si xalul kenn xamul borom milliard xamul baadoo la kon nag li mu moytu mooy lan nañu góorgóorlu jóg xeexandoo ko ñun ñëpp xàccandoo dóorandoo jàppale président Macky Sall ci li mu bëgg ak ñun tamit li ñu bëgg parce que jàmmam mooy suñu jàmm jàmmam mooy suñu jàmm bu mu amul jàmm ñun duñu am jàmm ñun bu ñu amul jàmm moom du am jàmm kon ñu góorgóorlu rek xam nga du yàgg tamit ñu góorgóorlu bu baax a baax gën a góorgóorlu Kër Massar nag moo ci raw ndax Kër Massar moom boo fi duggee day mel ni sox bu tóoru il faut que ñu jël décision ferme rek tëj boutique yi yëpp ñëpp toog seen biir kër yow mettituloo ko benn yoon. non damay sant yàlla man damay sant yàlla parce que fekkee waral ñàmbat am na ñu ko fekkewul jàmbatuñ ko man fekkee ma waral ñàmbat damay sant yàlla bu baax am na ñu tëdd hôpital tey gënuma leen te ñi mu dal tamit defuluñu yàlla lu tax yàlla teg leen ko ñi mu ñàkk dal tamit defuñu yàlla lu tax yàlla bàyyi leen fi kon jàmm lu ko mën a dal rek na sant yàlla ñu sant yàlla bu baax a baax. waaw looy ñaaxaat askanu Kër Massar en tant que jaaykat. askan wi li ma leen di ñaax daal mooy leen nañ góorgóorlu rek conseils yi ñu leen jox daal ñu teg ko conseils yi ñu leen jox ñu téye yooyu te xam ni yàggul buñ ko góorgóorloo buñ naan benn ci 20 la jëm Sénégal seen premier cas dañ naan benn ñu dem 1 mois dugg ci ay 100 boo toggaatee 2 mois da ngay dugg ci 200 dëkk yëpp nag looloo leen handicapé di xeeb dara di xeeb xal ba mu lakk sa daay di ñaan yàlla tamit defal ñu jàmm ànd ak mucc ay xewal di utiliser géol bi di laal ci saabu ordinaire bi rek loolu mënu ci ñàkk jërë ngeen jëf. sëñ bi na nga def ak tur bi naka la. waaw soxna ñu ngi lay ziar wér moom lañ Ndiaye quoi El Hadj Ndiaye. Ndiaye nooy dundee ni ñu leen yëkkatee fii nii pour ngeen toog ndax yaa ngi koy méttitlu wala nu mu fa demee noonu. waaw méttitlu naa ko trop waaw parce que ñëpp ay borom kër lañ quoi
marché bi nii xam nga boo jékki-jékki bi sax nga lañ marché bi rek am na ñoo xamante ne bi chaque jour ñoom bu ñu xëyee fi la ñuy ñëw quoi daan seen doole di bu ñu yóbbu seen kër quoi bala ñu koy tëj waroon nañoo jox gars yi kii quoi benn délai bu gàtt quoi ne leen jour tel ci lañ koy tëj quoi bu ko defee ñi nga xam ne carrément amuñu doole mën nañ sàkk pexe quoi ñi nga xam ne carrément tamit jigéen ñi nga xam ne carrément tamit kii weer la ñu dugg lu ko weer la ñu dugg ñu kaa profité dugg ko quoi yóbbu seen kër mais bu ñu xëyee ne kii bi dañ koy tëj rek ma marché bi dañ koy tëj rek mën nañoo lor quoi. mais gisoo ni tamit cas bi dafa dem ba dafa dangereux parce que ku ne Kër Massar xam ambiance donc moom moo fi dox te bu demee ba jàngoro bu demee ba dugg biir Kër Massar yaakaar naa ni cas kii dañuy utiliser suñuy technique rek pour mën a jàppale askan bi parce que bu dalee kenn ba ñaar ñun ñëpp lor nañ. waaw loolu moom am na quoi li nga wax moom am na quoi parce que feebar moom ba benn côté quoi baaxul te wóorul quoi waaw ñaari cas feebar ñetti cas rek yoon la ñu tëj marché bi quoi. mais avant ñu kii dañoo jox nit ñi benn délai quoi boo xamante ne bi gudd na tuuti ñu ne leen jour tel dañ koy tëj bu ko defee ñi nga xam ne carrément amuñu woon obligé pour ñëw ci marché bi ñu ñëw ci marché bi ndugg ñu dugg yóbbu seen kër denc mais bu buñ xëyee nag dañ koy tëj rek marché bi dañ koy tëj rek mën nañ dinañ gàllankoor parce que am na ay ñoo xamante ne bi yàpp la ñuy jaay te xam nga yàpp bëggul yàgg am ñoo xam ne ay ginaar la ñuy jaay yu nga xam ne dañ ko dindi defar ko pare di ko jaay te loolu mënut a yàgg bu ko defee mën ni la ay problème looy ñaanal askan bi comme kaay moom jël nañ ko ba pare mooy ñaan rek moom moo fi des pour ngeen delluwaat seen i matuwaay bu baax. waaw ñu ngi ñaan bu baax a baax yàlla suñu borom yi nga xamante ne bi moom moo yor lépp ñu ngi ñaan rek yàlla tegul ñu lépp waaw Sénégal benn bopp la wax kenn mën koo xar ñaar ñu ngi ñaan feebar bi dugg ci biir Sénégal yàlla na ko yàlla saafara lépp bu jeex ba ñëpp delluwaat ci jàmm waaw.